asalaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay man Malick Gueye laa tudd nekk un ancien combattant de la guerre du Golfe dafa tolloog ni nag maanaam démb le 21 février dafa nekk benn bés bu tiis ci séjour bi ñu defoon ci golfe bi nga xamante ni bii dootuñu ko fàtte ba àddinay tukki ndax tooke yooyu ngeen daan dégg muy ay missile Scud ak ay missile Frot yooyu Saddam Hussein daan sànni ca guerru golfe ba le 21 février dafa am bi njëkk dal suñu kaw dafa ay blessé yu metti yàq fa matériel bu bare bés boobu nag bokk na ci bés yi nga xamante ni dee su ko fàtte dee su ko suulit mais lan moo indi woon loolu lan moo waraloon suñu teewaay foofu ba loolu di ñu fa fekk en 1990 Saddam Hussein dafa xëy suba nangu Koweït yépp mu jël ko bi mu jëlee Koweït yépp dafa jàkkaarloog Makka menacé Makka bi loolu amee le roi Fahd Ben Abdel Aziz moo nekkoon buuru Makka woote ndimbal li ñi mu njëkk woo mooy réewu jullit yi la umma islamique la njëkk woo ni fu waay nekk na nga daw si ñëw attu ñaari jàkka yi gën a sell ci jàkka yi muy Makka ak Médine les deux saintes mosquées moom loolu daan tudde boppam moom mosul wax ni moom buur la daf doon wax ne je suis le gardien des deux saintes mosquées maanaam ñaari mosquées yi gën a sell ci yoonu jullit maa koy aar moom loolu la doon wax boppam ci loolu le gouvernement Sénégal Abdou Diouf moo fi nekkoon ci jamono yooyu ci diir bu gàtt mu yebal ñu man ma bokk ci ñu nekkoon 495 soldats yu fi jóge dem Arabie Saoudite ba ñu fa demee it ci lu gaaw foofu na mu mel maanaam li nasaraan di wax environnement na mu mel noonu lañ fa duggee ci diir bu gàtt mu mel na foofu la ñu dëkk ci loolu ñu yebal ñu ci ay teenu pétrole yu ñu doon wax Safaniya teenu pétrole yooyu ma nga ca frontière u Koweït teen yooyu lañ doon aar foofu la ñu fa missile bi fekk muy le 21 février loolu nag maanaam événement bu nekk day créer événement ministre des forces armées du Sénégal à l'époque tuddoon Medoune Fall dafa ñëw le 20 février seet si ñu ci biir àll bi mu ñu seetsee waxtaan ak ñun laaj ñu suñuy problème ñu wax ko mu tàgguñu dem dëkk bu ñuy wax Daxran bés boobu ca guddi ga la missile bi dal ci kaw contingent bi muy le 21 février ministre bi noonu la awee dem ñu teg ci ay fan président Abdou Diouf ñëw fa président Abdou Diouf bu Sénégal jamono yooyu ñëw fa li tax mu ñëw fa mooy président Bush bu États-Unis dafa ñëwoon seet si les Marines àdduna bi yépp coow ko premier ministre britannique ñëw seet si anglais yi àddina bi yépp coow ko moom it président Abdou Diouf ñëw fekk ñu fa encouragé ñu waxtaan ak ñun daldi dem
keroog ba mu fa accès ca ëllëg sa maître Abdoulaye Wade temps boobu moo yore woon l'opposition radicale du Sénégal nekk Paris ci rajo RFI rajo France Internationale maître Abdoulaye Wade ne Abdou Diouf de suñuy soldaar demoon nañu Sinaï mosu leen a seeti suñuy soldaar dem fi Congo mosu leen a seeti suñuy soldaar dem fi Liban mosu leen a seeti waaye tey soldaar yi dem Arabie Saoudite mu seeti leen loolu de am na lu ci laxasu te ba fu mu mën a jëm ay dollars ci laxasu boo moytu sax jaay na soldaar yi loolu la maître Abdoulaye Wade wax déclaré woon RFI loolu nag ca cëppaandaw ja am na loo xamante ni lii nuru na ci dëgg ndax ba ca weer tegoo maanaam le 21 mars suñu benn avion daanu 93 jàmbaar des ci maanaam avion bi sax 100 ci nekkoon ndax amoon na 4 membres de l'équipage 93 yooyu biñ ci desee am na ci ñett ñoo xamante ni ñi suñu borom bi ci kàttanam rëcc nañu mais 93 yi des ci muy bés boo xamante ni bii ñi koy dégg yàlla na leen ci yàlla musal ndax boo nee avion bi daanu na 93 morts ci ku ko fekkewul xabaar bi rek lay jàpp mais ku ko fekke nekk acteur war a génne 93 personnes ci débris avion bu lakk war leen fa extraire génne leen fa defar leen sang leen jullee leen war leen a suul 93 néew loolu képp ki nga xamante ni kii dund nga ko day des te bopp ala kulli yàlla ba àddinay tukke du génn sa bopp man maa ngi fàttaliku ni loolu bañ ko defee ba ñu extraire néew yi ci biir avion bi génne leen ci parce que kenn du la jàppale benn bataillon xawma nu mu tuddati Inde Bangladesh ñoo fa nekkoon brancardier ñoo fa nekkoon di ñu jàppale mu nekk liggéey bi nga xamante ni bii maanaam ci gàttal ñu ngi commencé génne koor yi ay 7 heures 8 heures du matin ñi ngi leen suul tàkkusaan 17 heures loolu yëpp non stop loolu yëpp ñu ngi nekkoon ci defar néew yi summi leen ñi ci seen membre déformé ñu defaraat jubbantiwaat ko lakk moom ku nekk xam na ni muy demee ambulance yi leen tegoon sax mënuñu leen woon wàcce ci ambulance yi pour jullee leen parce que kenn mënu ko ambulance yi dañ leen a rangale rek jullee leen ci kaw ambulance yi fekk booba gas nañu daldi leen denc muy lu doy waar man yëre ya ma soloon bés boobu toog naa lu mat semaine lu ma sëppu loolu la may xeeñ mu jóge yëre yi ma gas ko suul toog naa lu mat semaine ñam walla lu ko ëpp sax mënuma lekk dara parce que saa yu ma sëppoo ñam rek xet googoo may xeeñ ay sardine nag yu kenn xamul yooyu laa mënoon a lekk muy lu doy waar ba ñu fa jógee semaine boobu Prince Khaled Ben Sultan kooku moo doon chef d'état-major de l'armée saoudienne réew yi nga xamante ni yii disposition Arabie Saoudite la ñu nekkoon ñoom ñëpp moo leen doon commandé bañ ci tegee ay fan
mu ñëw seet si ñu maanaam ci kàddu buur bi mu ñëw di ñu jaale si fekk ñu ci biir désert bi wax fa wax bu rafet wax naqar bi ci buur bi am ak lépp ni ñu nag buur bi nee na bés naka tey yéen ñii taxaw fii yéen doomu sénégalais yi taxaw fii bés naka tey buur bi nee na ay doomam ngeen vous êtes les fils du royaume dootu leen fi gan ay doomam ngeen noonu la leen jàppe daldi ne ñu bés naka tey lii ngeen yor ci seen loxo parce que ñun bi ñuy dem Arabie Saoudite yóbbuwuñ dara la ñu yóbbuwul bu prince bi ni ñu bés naka tey lii ngeen yor ci seen loxo lépp buur bi may na leen ko da ngeen koy yóbbaale Sénégal te loolu ñu yoroon li ñuy wax bataillon moderne nga xamante ni fii koo songu dóor ko matériel bu toll noonu yoroon nañ ko yoroon nañu ay chars de combat yoroon nañu ay pont de franchissement yoroon nañu ay camion cargo ay jet ba ci hôpital de campagne looy liggéey ci administration ndox santé lépp ba ci ay hôpital de campagne sax ay hôpitaux de campagne yoroon nañ ko buur bi ni ñu lépp jël leen ko noonu mu ko waxee noonu la ko defee ñu jël lépp indi Sénégal bi mu demee kilifa yi ñu nekkaloon wooluñu li ñu mbirkat am na ñu ne na la ñu leen buur bi jox na leen fi benn chèque bu am solo nii la ñu ko waxee un chèque confortable ñu jéem a gëstu laaj ni leen waaw chèque confortable bi ñaata la ñu ne ñu mënuñu leen wax ñaata la mais li wër te wóor mooy yéen ñii fi nekk ñëpp képp ku ni ci cëpp Sénégal kër moom di nga ko ci mën a am ñoom ñi ngi may dégg ñeneen ña fa nekkoon ñi ngi may dégg nii lañ ñu ko waxe mënuñu leen wax chèque bi ñaata la mais li wër te wër mooy bés bu ngeen àggee Sénégal kër moom di ngeen ko ci mën a am kër gu baax di ngeen ko ci mën a am foofu daal la ñu mën a yem ak yéen ñu ñëw Sénégal furaax ñu jël ñi nga xamante ni ñii maanaam ñi rëcc 400 nu mu tuddati ñu fay leen ku nekk 1 million 93 ya fa des ñu dolli leen ci 40 000 muy 1 million 40 000 waa bakkan 40 000 bakkan lu toll na bakkan amoo loo ciy teg lu dul 40 000 ñi nga xamante ni bàyyi nañ fi soxna bàyyi fi ay doom nekk xale yu ndaw seen buntu àdduna nga fay ñi 1 million ñi faatu nga tegal leen ci 40 000 francs et puis li ñuy laaj bi sax mooy laaj bi taxaw sax mooy àdduna bi ba àdduna bi daj wërngal kepp mosoo gis nit ku faatu ci accident avion te kenn dédommagé wu ko oto sax walla moto sax bu dalee sa kaw ñu dédommagé la mais lu toll na avion am réew bu toll na Arabie Saoudite am armée royale ay nit faatu ci nga ñëw ba fii ñu lay jox 40 000 mais kooku kenn xamul lu muy nuru am jamono boobu bokk li tubaab di wax les pupilles de la nation dafa amul woon ci vocabulaire sénégalais yi parce que dama gisoon kat batalo Jala ña fa desoon seeni doom dañ leen jël def leen les pupilles de la nation am en 91 90 pupilles de la nation dafa amul woon walla man daal mbir moomu moom jaaxal nañu léegi jamono boobu ñun ñëpp ñu ngi laxasaayu ñun ñëpp on était dans les rangs ay soldats la ñu woon te jamono boobu kenn du wax
ñu muñ ko nag mais ci biir muñ bi yëpp ñu ngi suivre événement yi parce que ala kulli yàlla dëgg moom kenn mënu ko suul dëgg moom ak lu mu yàgg dëgg gi dina génn ñuy suivre événement yi di suivre événement yi ba ñu commencé dem retraite au passage bi ñu commencé dem retraite suñu benn xarit bi nga xam ne au passage foog ñu rendre que vraiment un hommage ñu koy wax Habib Vardini de la famille Vardini bi ngeen di dégg Habib Vardini kooku ci ñi njëkk dem retraite la bokk kooku ci ñi njëkk yëngal dossier bi ci la bokk faatu na nag yàlla na ko yàlla yërëm am ci suñu beneen Fallou ma nga faatoo Corée du Sud dossier amee dafa yor dossier bi mu retraité taxawal association bi wax ak avocat yi wax ak facilitateurs yi yor dossier bi di wëri secrétaire général des Nations Unies ba Corée du Sud fa la bakkanam des keroog on a remué terre et ciel pour mu dellu si ci loolu aussi ñu ciy gërëm bu baax a baax Mame Matar Gueye bu Jamra parce que démarche ci war yépp ba corps bi dellu si moo ko def association bi taxawee ñu dajalee ñépp boole ci veuve ak orphelin yi ci biir gëstu bi ñu doon gëstu ñu gis ci ni en septembre 1992 am na benn journal bi nga xam ne àdduna bi yépp a ko xam bu ñuy wax le New York Times kooku ñépp a ko xam ñépp a xam seen crédibilité ak seen doole ak seen mën a gëstu New York Times moo jëkk annoncé ni banque centrale bu Koweït ak banque centrale bu Arabie Saoudite ak banque centrale bu Émirats arabes versé nañu 94 milliards de dollars au pays de la coalition New York Times moo ko jëkk wax bi ko New York Times waxee journalistes yi nga xamante ni ñi gëstu rek mooy seen liggéey ñu commencé gëstu mbir mi ba xam ne lu taxaw la ndax New York Times du waxantu le 27 mars 2014 benn journaliste bu ñuy wax Vincent Philly 14h20 la ko posté ni réew yi demoon ci golfe bi yépp ñaari réew rek lañ ci fayul muy Sénégal ak France Vincent Philly ni réew yi demoon ci golfe bi yépp ñaari réew rek ñoo ci des yu ñu fayul muy Sénégal ak France comme d'habitude am beneen journaliste bu ñuy wax Jean-Charles Duboc bind benn livre bi mi ngi jar 5 euros lay livre bi jar ci biir livre boobu mi ngi ko intitulé les milliards disparus de la guerre du Golfe noonu la tuddee livre bi et puis ci biir document bi muy nettali def ci synthèse du détournement des indemnités de guerre de la guerre du Golfe mais synthèse boobu mu def détournement bi bu français yi la moom moo feeñal xaalisu français yi fan la aw fan la jaar fan la nu mu tuddati ba gaañi sàkkal ko pexe moom moo ko expliqué waaw mais comme que la France c'est une grande démocratie bëgguñu tudd détournement ñoom lan la ñu wax bi affaire bi feeñee ñu ne c'est un grand emprunt national maanaam xaalis bi ñëw na
mais réew mi moo ko soxla moo tax mu jël ka un grand emprunt maanaam lu mel ni leb bor nag boo ko lebee da nga koy fay gaañu di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba mu dagg ci aslëf jox soldaar si dagg ci aslëf ni matériel bu mu fa yóbbu woon matériel ba dafa yàqu day dédommagé boppam. am na benn feebar bu ñuy wax la syndrome de la guerre du Golfe mu tabax ci ay hôpital nit ñi yore syndrome de la guerre du Golfe ñoom la ciy faj donc xaalis bi maanaam ñetti parti la ko def ni benn bi da koy jox soldat si benn bi matériel lem ba mu yàqu woon ci guerre Golfe bi la koy fayeeku bi ci des ay hôpital la ciy tabax pour faj ci soldats yi am syndrome de la guerre du Golfe donc ñoom réglé nañu seen problème donc coalition bi mën nañu wax ni fii ñu toll nii jamono yi ñu toll nii Sénégal képp mooy réew mi nga xamante ni bii fayuñu leen mais bi ñu commencé démarche yi gouvernement Abdou Diouf moom buggul woon sax dégg Golfe bugg ko woon dégg gouvernement Ablaye Wade bi mu dikkee dig nañu ay dig mais réagirul ba ni mu fi jógee avec le gouvernement de Macky Sall am bés ñuy def benn émission ci benn télévision de la place ministre des forces armées intervenir directement ni ñooñu di wax bu ñu ñëwee altine ma recevoir leen ñu régler seeni problème ni mu ko waxee aussi noonu la ko defee recevoir bureau bi ak Mame Matar Gueye qu'on ne cesse jamais de remercier kooku moom fu ñu toll ñu ngi koy gërëm moo piloté dossier bi ba foofu dossier bi jóge ci ministre des forces armées dem présidence jaar ci ministre jaar ci directeur de cabinet jóge ci directeur de cabinet bi dem ci premier ministre Boun Abdallah ci jamono yooyu delluwaat président bi nañ def commission d'enquête ñu def commission d'enquête pilotée par Boun Abdallah Dionne ak quelques officiers ak quelques commissaires de police général Anta Gueye la xaw ma moo fa nekkoon donc ñu jël dossier bi delloo présidence boobu ba léegi fa la affaire bi yam mais néanmoins président Macky Sall ñu ngi koy gërëm bu baax parce que pendant presque 28 ans on n'avait pas d'interlocuteur il est le premier président à se pencher sur ce dossier muy affaire bi nga xam ne affaire bu am importance la au moins il y avait une lueur d'espoir et c'est très important boobaak léegi nag ça fait 2 ans sinon plus taxul ñu croiser les bras rek toog di xaar on a été un peu partout on a organisé une marche pacifique on a organisé une journée de prière pour les défunts on a été voir le khalife général des Mourides on a été voir l'ambassadeur du Koweït on a été voir l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite ñoom ñëpp ku ci nekk ci promet keroog bi ñuy def la journée de prière à la grande mosquée de Dakar le président Macky Sall a appelé directement Mame Matar Gueye qui était le facilitateur am dig yu mu ko dig ba xel yépp dal mais boobaak léegi ñu ngi toog di déglu àdduna nag moom day dem am na ñi nga xam ne xaaruñu ko de diggante boobaak léegi plus de 150 personnes des 402 rescapés wàcc nañ fi liggéey ba démb weekend bi suul nañ ci ñaar tey jii fii ma togg di wax léegi lañ ma ci tàgga kenn donc kàddu gi ñuy wax autorités yi mooy uniforme
l'uniforme dañ koy sol di ci liggéey mais au-delà de l'uniforme boo sumee uniforme bi doomu aadama rek ngay nekk ak say soxla dépense ngi lay xaar location ngi lay xaar dund ngi lay xaar lépp ngi lay xaar au-delà de l'uniforme y a l'homme, l'être humain doomu aadama kese ngay doon bu ñu yaakaar ni mukk ñiy sol tenue amuñu yitte wala amuñu soxla wala bëgguñu dara négatif ku juge noonu rek da ngay juum c'est ça liggante boobu ak léegi gaa ñi xaaruñu ñu ngi dem te képp ki nga xamante ni maanaam dossier bi sax ñi ci gënoon a farlu tàggoo nañu waaw muy lu ñaaw léegi daal ñi ngi yeesalaat suñu demande ni président Macky boobu ba léegi ñu ngi xaar on est impacté parce que ñun on est impacté depuis 30 ans le Covid n'a que fait 2 ans defagul sax 2 ans 1 an un quelque la def gis nañ fi des gens qu'on a payé des milliards c'est quoi c'est des danseurs des chanteurs etc. waaw xanaa affaire bi léegi double vitesse la ñun on nous a donné des dus mu seey moom la ñuy réclamer ñële nee nañu liggéeyatuñu ñu jox leen ñoo leen gën a impacté fuuf fii mu nekk nii daal on retourne à la case de départ ñi ngi xamal askan wi ni leen dañu seeti suñu benn sëriñ bu nekk Njaasaan keroog ba ñu demee tegal ko dossier bi wax ko fi ñu toll daf ñu wax ni ñu lii ngeen ma wax nii jullit bu ko dégg te defoo ci benn jéego di nga ko layoog sa borom keroog loolu lañu sëriñ bi wax ndax li yàlla wax ci njëriñ ñëpp xam nañ ko duñ ci dellu si waat ñëpp xam nañ ko donc ñun daal on fait appel à toutes les bonnes volontés épris de justice képp ki nga xamante ni kii dossier bi mën nga ci dara walla mën nga déey président Macky Sall ni ko nañu gestu mu gestuñu maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw